ci taxaw bari na trop. Modou Lo Ama Baldé. Balla Gaye Bombardier. Reug Reug Gouye Gui Tapha Tine ak Boy Niang. léegi nag bu ci nekk père Pape Dieng na bëgguñu nga defal ma ci analyse bu baax d'abord njëkkee ko ci Modou Lo Ama. combat la su combat boo gisee nit ñi dañu yaakaar ni ku nekk mën na daan sa morom. bu su làmb ji nag lañu xamee kii daan. mais boo gisee làmb am coow rek c'est parce que ñoo xaw a yem niveau. ndax làmb bu amul kenn du xam ni muy mujje il faut que làmb ji am donc Ama c'est un lutteur boo xam ni war na mën a bëri ak Modou Lo loolu moo tax d'ailleurs Modou Lo bëri ak moom Modou Lo tamit wane na ay qualité yoo xam ni le roi des arènes te dafa yaakaar ni war na téye mbir mi lu yàgg. donc combat bu neex lay doon combat yëpp mooy métti. benn yomb ci Papa Sow ak Siteu noonu lay mel. kan nga yaakaar ak kan nga yaakaarul loolu wax la rek ci bés bi lañ koy xam. Bombardier ak Balla Gaye tamit. combat la ndax combat revanche la. bëri bi war a am tamit ci diggante Gouye Gui ak Reug Reug bëri la donc yooyu yëpp daal il faut que bés bi am pour ñu mën a xam ni muy demee. mais anticiper ci déjà te ñëwagul je crois que c'est pas sportif. waaw d'accord mais dañ suñu wax ci lu ci passé yow si saa nga muuru mu bëri plusieurs fois si saa nga Ama mais booy lamb yi du benn. plusieurs fois lamb démb ak lamb yi du benn. ma bëreeg yow ak ma bëreeg keneen c'est pas la même chose adversité bi du benn. doo basé ci démb rek pour mën a def jugement bi tey. il faut ñu bëri comme je te dis pour pouvoir connaître. kan moo daan. ndax lamb ji mënoo joxe verdict bi avant le combat. malgré les palmarès. ñoom ñaar ñëpp am nañu palmarès. ils ont peu de défaites et beaucoup de victoires. donc il faut ñu bëri pour mën a xam mais léegi wax na la kii mooy daan wala kii moom man. ndax fii ak bëri ba doo xam kañ la doo xam état de forme yi doo xam mentalité yi doo xam esprit yi ñëwee ci làmb yi. éléments yooyu yëpp doo ko mën maîtriser avant le jour J. léegi bu ñu xoolee ci li jot a passé seetaan nga Modou mu bëri seetaan ak moom mu bëri ñoom ñaar te ba mën a wax qualité Modou Lo lan la li nga jot a gis qualité Modou Lo bëri na. qualité Modou Lo mooy doo boy loolu kay dama bëgg a sonal mais qualité Modou Lo ñëpp xam nañ ko. moo tax mu nekk roi des arènes. qualité Ama tamit. xam nit ñi xam nañ ko parce que seetaan nañ leen plusieurs fois moo tax ñuy bëri ñoom ñaar. mais comme je te dis làmb moom ci bés ba ngay mën a def. jugement wala xalaat ni muy demee mais ni muy demee kenn mënu ko xam. mbëri sax xamuñu ko. xamuñu sax làmb ji ni muy demee. il faut ñu bëri ba bëri bi tas. ñu mun ko xam mais wax fu mu nekk. ni kii moo war a daan wala kii moo war a daan ne naan la yooyu ay supputation la rek mais il faut savoir kan mooy daan le jour du combat ou avant peut-être ou après le combat. d'accord loolu kan mooy daan moom je pense que il faut ñu koy bëri ba pare waaw ñu soog a xam kan mais comme li nga wax léegi ci combat Lac ak Eumeu Sène bi rek loolu pour yi ñuy def noonu communication boobu bi ñuy def noonu pour jaay combat bi la ñu tamit lii ñuy def nii pour combat bu gën a am kii quoi gën a am ampleur parce que tamit ñu bëri la tey ñu xaar sa analyse ci combat boobu. mais analyse ma ciy def mooy li mu la expliqué rek ku ci nekk am nga qualité Ama am na qualité Modou Lo am na qualité. seen qualité démb mooy seen carrière bi ku bëgg a xam da nga koy seetaan wala nga suivre seen combat yu. nit ñi gis nañ leen gis nañ seen valeur gis nañ seen qualité seen force ak seen i faiblesse. te it comme li ma la wax làmb démb mën na bañ a wut ak làmb tey ak làmb ëllëg. da nga may daan tey boo lëggee ma daan la ginnaaw ëllëg ñuy daanante. donc fu mu nekk ku ci nekk am nga qualité. te qualité yi. bala nga koo xam ñu jàkkaarloo ñoom ñaar ndax li ñu wone démb. par rapport aux autres adversaires dina wute ak li ñuy wone ñoom ñaar bu ñu jàkkaarloo. donc ku ci nekk am nga qualité te ku ci nekk war nga mën a daan sa morom ñoom ñëpp nag. amul kenn koo xam ne da garantir na leen da ngay daan. ku ci nekk bay bëri ji da ngay yaakaar ne yaay daan. donc kooku dafa nekk domaine boo xam ni pour dugg ci dafay difficile. mais d'accord ñu wax léegi amateur yu bari wala. amateur yu bari wax ni toujours ci combat bi de commentaire combat bi ñu ne combat bu yàggee ci Modou lay arrangé bu gaawee Ama dañuy wax leen neex rek loolu dañuy wax Modou Lo bëri na fi bëri yu gaaw bëri fi bëri yu yàgg dañuy wax leen neex rek nga li ma la expliqué rek loolu ay supputation rek la dara wóoru ci amul dara loo mën a teg ci table ji moo xam ni am na ci ay wax rek la ak ay xalaat ak ay yaakaar ak ay gis-gis mais ci bésu combat bi rek lay am ci lañ koy mën a xam combat bi mën na gaaw arrangé Modou Lo mën na yéex wala mu gaaw arrangé Ama il faut que ñoom ñaar adversité bi ku ci nekk wane li nga man ak ni ngay bëree combat bi pour ñu mën ko xam ndax comme li ma la expliqué làmb du démb tey la làmb démb ak làmb tey du benn li am démb pas forcément mooy am tey waaw adversaire bu ak du nga koy préparé adversaire bu ak ni nga koy préparé léegi ni ñu taxawee ñoom ñaar fausse garde ak fausse garde yooyu ay waxu sénégalais la rek ñaar ñiy bëri ñooy wane ku ci nekk li nga mën pied gauche ak pied droit yooyu yëpp ay wax la rek nit mën na indi pied droit gagné indi pied gauche gagné làmb la jëkkante la ki nga xam ni moo gën a gaaw
am ay qualité par rapport ak adversaire bi kooku mooy daan. mais toog fii di la wax nu muy demee ak ko ëpp chance ak yooyu kooku c'est non Père Pape Dieng pas ni muy demee sax wala ko ëpp chance mais techniquement. xam nga tey ñoom ñaar ñëpp am nañ technique. kii moo ëpp technique wala kii moo mën fii non loolu ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am nga qualité boo daanee sa morom moo tax ñu boole leen. c'est tout man loolu rek laa ci xam mënu ma ci wax leneen ku ci nekk am nga qualité boo daanee sa morom. ku ci nekk ok léegi seen physique ñu naan noo ko gisee. ñoom ñaar ñëpp ils sont en bon état de forme ci li ma gis te it bésu combat bi it ku ci nekk da ngay indi état de forme sinon boo ko indiwul doo daan. mais ñu gis ne Ama ay combat day indi poids de. mooy li ma la expliqué mais buy bëri Modou Lo xëy na ñi ko wër dinañ ko wax poids bi gën. poids bi war parce que tamit bu fàtte ni papa mbër la woon ay frère mbër la am ay supporters ak ay dirigeants yoo xam ne ay mbër la ñu xam nañ arène. waa Pikine xam nañ arène comme ni ko waa Thiaroye xamee. ak waa Yoff. ak waa Parcelles. ñooñu nag dañuy am direction technique. techniciens yi leen di yore ak staff bi ñu leen di wax ni ñuy bëri. à la lettre ba ñu déggu ko entraîné na ko préparé ko bu ñëwee loolu la ñuy indi. mu bëri bi calculer ko rek contrôler ko. waaw loolu laa koy wax contrôler ki ngay bëreel xool lim intention nga contrer ko. mais moom dañuy gis ne bu arbitre sifflé day dal ci kaw adversaire bi day doy dox. mais est-ce que dina ko def keroog bi ça dépend ci adversaire yi est-ce que dina ko def. parce que loolu nga wax. est-ce que adversaire bi dina ko permettre. loolu moom mooy li mu la expliqué booy man mënu maa wax làmb joo xam ne ñëwagul yow tamit. xëy na moom buy ñëw dina am argument yu mu indi. ndax ki muy bëreel du ko ndaw. roi des arènes buy bëri moom di ngeen di argument. mooy xam nag ndax daf koy attaqué wala day may bëri bi temps te je ne pense même pas que dina ko attaqué. day jox bëri bi temps puisque bëri kii combat capital la du bëri bu ndaw. mais amaana ñu combat capital bi yëpp arbitre sifflé day doon ci kaw adversaire bi. waaw mais ça dépend pas bu combat bi ndax kii combat roi des arènes la bi musul bëri combat bu mel nii. mais da ko yàgg laaj nga yaakaar ne combat bi parce que Ama taxaw na fu ne jox leen mu est-ce que tey arbitre dina sifflé mu taxaw te xamee wuñ ko loolu. mais il faut mu calculer du tëb rek dal ci kawam. il faut mu calculer parce que kii du bëri bu ndaw bëri bu mag la. combat bi dina yàgg wala. peut-être mun na yàgg mun na gaaw mun na yàgg ça dépend si ñoom ñaar ni ñu koy bëree. kaaw na mën na ci am. bien sûr kaaw mun na am surtout kuy attaqué ji kaaw mun na ci am kay. ki attaqué ji na def attention ci ñoom ñaar ñëpp kaaw mën na ci am. waaw mën na ci am. d'accord léegi ñu jàll ci beneen Tapha Tine Boy Niang. combat bu métti lay doon booy combat yi ma la wax rek yëpp la combat yëpp ay métti amu ci combat boo xam ne day yomb loolu bu ko sax xalaat. ku ci nekk ki ngay bëreel war na laa mën a daan war nga ko mën a daan donc benn làmb du ci métti mooy yi ma limal yëpp combat yi dëgg la. Papa Sow Siteu. Bombardier Balla Gaye. Gouye Gui. Reug-Reug. combat yëpp ku ci nekk combat yu métti la li tax ñu boole leen dañu yaakaar ne ku ci nekk war na mën daan sa morom sinon duñu leen boole. ok Boy Niang Tapha Tine différence taille est-ce que mën na jouer ci combat bi. ah bien sûr taille bi am na ci importance ak poids bi yëpp mais vitesse bi tamit am na ci importance. la vitesse est extrêmement importante aussi. il faut nga am ñoom il faut nga am vitesse ku ci bëgg am dara il faut nga am vitesse boo yéexee du baax. voilà. xeex bi nag arrangé na Boy Niang ci combat bi. kenn. xeex bi est-ce que arrangé na Boy Niang ci combat bi. mais ku ci nekk li nga am ngay indi Boy Niang de boo seetee combat am xeex bi daf ko def rek pour am bunt pour songi. mais du ko yàggal. bu xeexee c'est pour avoir entrée boo amee entrée day dem wala mu jaar ci côté yi. Tapha tamit bagarre mooy force am. mais na war a prévoir tamit ne bëri bi war na mën a song bu fekkee am na occasion. donc mooy li mu expliqué booy combat yëpp a métti ku ci nekk boo ñëwee di nga indi stratégie boo daanee. faut am vitesse am force. am lucidité am rapidité. boo bëggee daan. Balla Bombardier. c'est la même chose. foofu ba léegi bëri woon nañu Bombardier daan ko. waaw Bombardier daan ko ndax xam nga Balla tamit moom day attaqué ji. xam nga Bombardier boo ko attaqué da nga fekk sur ses gardes. avec son poids sa taille. et sa force du neex a daan. xëy na Balla peut-être nu mu bëri woon bële passé dina seetaat ni muy bëree ndax bëri ak Bombardier mu daan ko ñu war a bëri waat il faut mu changer waat bëri. donc ñoom ñaar ñëpp seen bëri dafay metti. Bombardier quand il est sur ses gardes il est difficile. xëy na buy attaqué ji lay am problème mais bu taxawee. du am benn problème. ok léegi am na benn wax may dégg aussi ma xaw ma jaaxal mooy léegi roi des arènes bi ku ko jël du def ci yow 1 an wala 2 ans. ki ko jël de bëgg na ko nee na daf ko bëgg a garder lu yàgg. xam nga nag kii daanu ak kii daan kooku booy yàlla rek ko xam. mais ki ko téye moom nee na il veut garder la couronne longtemps on va voir première sortie si ça va marcher ou pas. ok am na solo père ñu bàyyi nga tàggoo xam naa. waaw comme li ma la wax rek làmb daal dafa doy waar. ay analyse ak yooyu ñuy wax yëpp ay nangam loolu ay wax la rek li am daal ci bés ba lay am ku ci ñëw nag da ngay fagaru indi élément yoo xam ni di nga mën a am ndam ndax du ndam yoo xam ni dafay yomb
nee naa lu ñëw ñëpp ay naatangoo la ñu ku ci nekk war nga mën a daan sa morom. te li ñu bëri démb bu ñu ko calculer ci bëri bi dañuy juum kii benn affaire la. dégg nga. donc ñoom ñëpp ils sont presque à égalité. sur les combats ku ci nekk 50-50 ak gisuma ci kenn ku ci am benn avantage parce que fii ak foofu ñëwagul. te diggante bi lu ne xaj na ci. méforme. feebar yàlla bu mu am. xam nga lépp ñu ñaan rek ak Covid bi. ñoom ñëpp nekk ci jàmm. ak ñi nga xam ne ñooy seetaan ci làmb ji ñu jël mesure barrières yi. pour ñu seetaan mais pour le moment joxe. maanaam verdict wala xalaat ci li ñëwagul c'est un peu compliqué.